su ne rek dañuy seeti ay ndaanaan yoo xamante ni nii kenn dootu leen présenté fii ci réew mi ci li nga xamante ni ci loolu la ñuy yëngu waaye tamit nag anam bi nga xamante ni noonu lañ koy defee tey nag ñu ngi toog ak koo xamante ni nii nee naa leen kenn dootu ko présenté fii ci Sénégal ci wàllu bu nga xamante ni si la nekk muy DJ Yves DJ nuyu nañ la. Feuz maa ngi lay nuyu di nuyu aussi waa Actubuzz yëpp yow ak sa caméraman ak internet yi ñu seetaan actuellement nii. ñu ñëw nag seet si koo xamante ni nii ku bëri tiitër. waay waay ah waay. ah DJ lu tax simple. non du bëri tiitër rek xam nga bëri kersa ak bëri tiitër dañ koy jaawale dañuy jaawale bëri tiitër ak bëri kersa man à la base dama timide carrément moo tax parfois dañuy wax ne da nga am double personnage boo nekkee télé bi ak boo nekkee sa kër parce que su ma nekkee sama kër waa koñ bi nii miinante wu ma ak ñoom sax lu bëri parce que su ma rombee salaamaaleykum après damay dugg donc parfois nit ñi dañuy jaawale bëri kersa ak bëri tiitër mais aussi am ay principe aussi am ay conviction dañ koy jaawale bon nu ko nit ñi gisee nañ jàpp na rek bëri kersa la mais du bëri tiitër waaw. bëri kersa la du bëri tiitër am beneen boo xamante ni tamit mu ngi ci DJ pànk na bëri na histoire mën na xuloo mën na xeex. waaw du ma xuloo du ma xeex mais defu Modou Lo laay def ak Modou Lo nee na ñëpp nee na dafa yaru dafa timide du wax mais li muy def da koy réglé ba mu réglé wu te kenn du dégg ne Modou Lo xeex na kenn dégg ne Modou Lo xuloo na donc côté boobu aussi moom loolu damay ñëwaat toujours ci am ay conviction rek maanaam am gëm-gëmu àdduna ak ay principe ne ma nii laa doxee nii laa bëgg demee sama àdduna nii laa ko bëgg defee te alhamdulilah bokk na ci li ma fi bàyyi ba tey parce que quand même maa ngi bëgg yàgg ci milieu bi mais kenn mësul dégg ne Yves xeex naag kii wala xeex naag kële wala xuloo naag kii wala xuloo naag kii en tout ku jàpp ne xuloo naag yow yaa ngi nax sa bopp parce que man xuloo maag yow mais am naa ay principe que ne man fii laa bëgg yam ak nit ki te fii laa bëgg ñu yam man ak moom te loo ma woon aussi noonu laa lay jàppee. mais est-ce que du fulla jooju moom moo tax mënoo yàgg ak kenn DJ tey ku mu nekkal rek bu subaa ñu ne DJ moom ñoom ñaar fantasiroo nañ. waaw Youssou Ndour dafay faral di wax ci benn morceau nit yoonu dëgg boo ci nekkee da ngay wéet je préfère di wéet ci sama dëgg que di wéttaliko ci ay fen wala ay naafeq wala ay sos parce que yarewuñ ma noonu man niñ ma yaree man damay faral di wax ne damay sant samay waajur non seulement bi ma nekkee benn xaalpulaar parce que am na lu ñu bàkkee mooy xaalpulaar dañuy am dignité dañuy gëm seen bopp comme ni ñu koy waxale aussi yeneen xeet yeeg yeneen xeet yi mais man ci sama xeet laa mën a wax mooy xaalpulaar dañuy am dignité dañuy am gëm-gëm dañuy gëm seen bopp après ma juddoo aussi ci famille boo xamante ne dëgg yàlla famille bu modeste la judduma ci riche judduma ci xaalis bu dee li ñuy wax xaalis ay riche quoi mais bu dee ci riche ci dignité am ay principe am ay conviction alhamdulilah kon ci famille bu riche laa juddoo parce que def nañ ay valeur ci man ba nga xamante ne yu ci bëri dama koy sant yàlla c'est vrai que dundatuñu ñoom ñaan ñëpp mais tey bi ñuy gaañu j'avais 14 ans quand même boobu xale la dugguma ci métier boobu maa ngi doog a bàyyi jàng dugg ci métier menuiserie mais diggante 14 ans boobu noonu c'est-à-dire 97 96 97 ba 2021 ku ma xool doo ma jéppi te doo ma mere te doo gis lenn loo may mere wala nga may jéppee parce que mënoon naa xëy na mel leneen parce que ci âge boobu noonu benn nga juddoo Colobane dëkk ci booru Maguette Colobane bi tey sama morom ami d'enfance yu bëri yu ma xam Colobane tey voilà nit ñi mel tey su ma la rombee du ma neex parce que dañu après jàdd yoon mais ñun ñu dëkkoon foofu yar bi ñu def ci ñun suñu famille def ko ci ñun tax na tey meluñu nen ni damay waxtaan ak sama sœur bari ki dem di ko la ana diw mu ne ma wax ñooñu xale yu léegi nangam ñu ngi ci lii ñu ngi ci li ma expliqué ay affaires yu ñuy def après damay sant yàlla kon parce que man à l'âge de 14 ans amoo papa amoo yaay nga mën a dem def lu la neex parce que say sœur rek nga nekkal ak sa frère bu benn mag mais li ñuy wax mooy éducation de base foofu la amee solo donc du pànk mais gëm sama bopp la ak xam aussi li ma bëgg sama àdduna xam fi ma bëgg dem aussi dafa am solo. nga nekk koo xamante ne nii à l'âge de 14 ans nga ñàkk say waajur loolu noonu naka nga ko dundee ak fi nga àgg ci tey. léegi laa koy doo comprendre parce que 14 ans doo comprendre yu bëri parce que je me rappelle bi sama yaay di gaañu boobu maa ngi def menuiserie maa ngi jàng métier ci rakku Baye Ili bii tey bi ñu naan Abiboulaye Diop rakkam bu tudd Medoune Diop foofu laa njëkk a duggee ci affaire métier
bi sama yaay gaañu après ma bàyyi ko dem ci beneen métier sama benn grand dara ma fekk foofu ba doon seet sama benn sœur dama non kañ dem bul toog fii ci kër gi sinon xam nga rek ñëw beeg dugg be kañ dem nga dem liggéey une semaine après décès bi defe naa ci laa commencé waat demaat liggéey bon boobu xaw ma ci dara mais après boo nee ba am yenn âge yi ba commencé comprendre les réalités di ràññee bu baax a baax ci ngay xam ne lu metti la voilà day metti tout le temps surtout nag bu fekkee da nga am ay moment de bonheur yoo xamante ne da nga bëggoon mu fekkee ko fekkewu ko sama yaay bi muy gaañu xale la yu bëri xaw ma ko bi muy gaañu sax maa ngi fàtte jour boo dafa xëy bàyyi ñu ci kër gi dem hôpital 2 heures de temps après ñu wooñu ne gaañu na te boobu ñu ngi toogoon ni mu uuf ñu di waxtaan ak ñun nii donc 2 heures de temps après ñu wooñu ne gaañu na xamoo da ngay gis nit ñi di jooy sax doo xam lan la donc doo comprendre lu bëri quoi mais après ci ngay comprendre boo nee ba am yenn âge yi di am ay voilà. DJ nga mu nekk moment yoo xamante ni tamit moment yu métti la ci ni nga màggee nii parce que à l'âge de 14 ans sa xel nekk woon ci lu bari ban image nga moo la gën a marqué ci sa yaay wala ban image boo xam ne tey jii yaa ngi toog mu lay refléter. image bi ma gën a marqué ci moom bokk na ci jour bi muy gaañu parce que li ñuy wax naan après ci lañ ko xam sax bi ñu gënee nekk jël âge que nit buy gaañu day bees danga naan ki dara jotu ko parce que feebaroon na mais moom feebaru woon feebar bu ko tëral hôpital daan dem ay rendez-vous di ñëw di toog donc jour bi muy demal hôpital je me rappelle ñu ngi toog ni comme ni ci salle nii teg benn matelas mu toog ci matelas bi nii toog solo ba pare toog di xaar sama frère pap mooy sama turandoo bi ko waroon yóbbu hôpital après ñun ñu ñëw bi ñu ndekkee pa ñoo toog ci wetam muy waxtaan ak ñu koy xool dafa weex quoi ci ñun dafa ñëw jaaxaloon c'est vrai que du nit ku ñuul mais jour dafa gënoon weex donc loolu bokk na ci image yi ñëwaat tout le temps voilà ak image yoo xamante ne bi ma ko daan jëndali ay tent mooy da doon cuub moom cuubkat la woon Colobane defe naa ñu bëri xam nañ ko tey ku xool vidéo bi nga xam ne waa kii kon maire bi lay wax parce que maire cuubkat bi dañ ko daan wooyee Colobane donc man maa ko daan jëndali ay tent marché Tilène laa daan dem des fois HLM voilà loolu ay image yu ñëwaat la dugg car rapide Colobane wàcc Angul Gumba wala wàcc Tilène dem jëndal ko ñëwaat amoon fa ay clientam yoo xamante ne dañ dem ba dañ la doon xàmmee doomu diw bi an sa yaay nangam ak maquette Colobane bi aussi donc ay image yu ñëwaat la quoi c'est vrai que du yomb mais sant yàlla des fois nag nga tëju sa ruqu ay moment yoo xam ne nga koy kii nga jooyee sa jooyu xol après génnaat continuer xam ne bokk na ci li ma forger man ci sama àdduna bokk na ci li ma gën a dëgëral ci àdduna teel a ñàkk yaay boobu ak pap boobu bokk na ci li ma gën a def guerrier. Tey qu'est-ce que ça te fait nga ñëw am mën nañoo wax na sax ni ko succès parce que tey fi nga toll nii tey boo génnee rek ñu ne DJ Yves ngi nii nga gisoo papa gisoo yaay tey loolu lan la lay def. waaw dama koy sant yàlla parce que xëy na ñoom bu ñu doon dund duñ ma bàyyi ma nekk ci métier bi nii parce que je me rappelle da doon wax naan dama nga jàngi métier tailleur la ma daan wax moom parce que dafa am benn xaritam bu yoroon benn atelier bu tuddoon xalifa lañ ko daan wooye moo ñu daan ñëwal chaque tabaski ak korité bi ma commencé jàng menuisier sax bëgguma ma def loolu dama nga jàngi tailleur ma ne ko man bëgguma def tailleur dama doon kii xam nga caat bu góor man parce que man maay caat bu góor ak sama petite sœur bi boo gisee sama statut wala sama PP moom laa ci def ci kër bi noonu kooku sama rakk ñoo bokk ndey ak baay dañu nduroo moo tax ma ne ko xaaral ma def sunu photo ñu ñaar ñu xool man ak yow kan lañu naan moo dàq donc boobu aussi moom muy gën a nekk xale parce que man maa ko mag boobu il avait 10 ans su ma juumul mais moom dafa bëggoon ma leen def tailleur ma ne ko man bëgguma tailleur parce que man dama bëgg métier boo xam ne da ngay gaañu da nga am da ngay jug di wàcc di yéeg di yëkkati lu diis parce que loolu moo taxoon may wax ne man def naa métier yu bëree bëggumoon métier boo xamante ne da ngay toog dafa mënoon déranger léegi laay def métier booy toog muy métier animation mais bu njëkk boo wax man la ay mécanicien laa bëggoon ay dawal ay moto ay menuisier ay maçon yooyu moo nekkoon sama xel te dama tàmmoon di dimbali ay nit yu liggéey yu daan ñëw chantier suñu kër wala en face dama leen doon jàppale donc am na ko tuddoon Taala voilà du ma ko fàtte grand boobu da daan ñëw amoon ay chantier Colobane donc yu bëri maa ko doon jàppale ay yéegal ay brique ak ay voilà nekkoon ci moment yoo xamante ne ay moment yu kii la mais tey bu ma nee ba yàlla def tey ma nekk homme public yàlla akas néew bi mu ma ci may nii mooy succès bu ndaw bi ma amagum nii ba alhamdulilah boo rombee doo romb benn ñaar te troisième personne du ne la xam naa wala maa ngi lay seetaan voilà bëggoon naa mu fekkee ko mais lii la yàlla na ma comme ni ma ko waxee rek mën na dem mënoon nañ ko jiitu moom mu toog fi tey xëy na lii du am mais comme moom moo jiitu dañ koy ñaan rek te xam naa ne fi mu nekk dina fier ci doomam parce que doomam nekkul ci leen lu ñàkk fayda nekkul ci leen lu dëng
na ma yàlla baal pour ñu koy def tuxuma naanuma voilà nekkuma ci leen loo xam ne wax dëgg yàlla dañuy xool nit ki di ko meree wala naan ah doomu diw bi de bett nañu parce que yaayam melu woon nii parce que alhamdulilah ñi mu jur ñëpp wax dëgg yàlla ñu ngi ci yoon bu jub kenn jàddu ci yoon muy jigéen muy góor parce que yar nañu yar boo xamante ne rus nañu sax def yenn yi man su ma naree def yenn yi wala ma nar a wax yenn yi su ma xalaatee sama papa ak sama yaay du ma ko def parce que sama papa sëriñ la woon doon jàngal alxuraan donc voilà doon dimbali ay nit ci ay ñaan ak lu ne kooku rek man tey xëy na bu doon dund sax du ma def affaire métier animation parce que mosu ko bëgg je me rappelle Doudou Ndiaye Rose sunu maam yàlla na ko yàlla yërëm te yokku leeram mës na ñëw sunu kër parce que en face dafa am jabaram bu fa dëkkoon Ndeye Binta Fall moom tam génn na àdduna yàlla na ko yàlla yërëm dara ñëw donc bu nuyoo Ndeye Binta Fall day ñëw nuyu sama yaay bu ñëwee waxtaan ak moom ba benn jour mën na sama yaay doo wax kii mu yóbbaale ma ci xale yooyu di tëgg ñooñu di dem Europe sama yaay dama waxta bu kii xaaral bu ñëwee naa ko bu fekkee mën na la yóbbu mu yóbbu la sama yaay mu woon problème yooyu moom xam nga jigéen dañuy protéger seen doomi góor yi mais sama papa comme ci affaire alxuraan affaire ñaan xam nga daan jiite ci jumaa ji Kolobaan daan waaraate ay weeru koor moom bi ma ko waxee naka damaa bëgg dem tëgg sabar dafa ne ma mukk ci kaw suuf mu ne ma yow doo tëgg sabar yow mais xoolal tey fi ma mujjee donc lu ñuy wax destin la voilà tëgguma sabar waaye maa ngi ci biir tëggkat sabar yi te damaa mën a tëgg parce que daan naa làqatu di tëggantu sabar man ak doomu du Ndiaye Rose muy Blin Doudou Gueye mu ngi Paris ba bokk na ci ñi ma daan bu ñëwee vacances yóbbu ma ay Gorée wala ay Ngor mu di ma jàngal tëgg moo tax keroog bi ma njëkkee tëgg télé bi nit ñi dañoo tiit parce que xamuñu woon ne xëy na am naa talent boobu noonu mais mën naa tëgg sabar waaye. voilà ba tey ci sa parcours ban moment boo xamante ne ni toog nga ko ci sa parcours mu métti lool ci yow. moment bu métti ci sama parcours bëri na ay moment yoo xamante fa nga toog gëm-gëm dong moo la ciy bàyyi ak xam ne góor nga te dara yombul ci àdduna donc bu fekkee ne am na moment yoo xamante ne ñëw na ci sa parcours da nga koy gérer mais tolloo na moment yoo xamante ne moom xeex bi bëri woon na voilà di la tegal ay xam nga des bâtons yoo xamante ne xam nga ay galgal mais teewul ma jàpp rek xëy na jàpp boobu ba léegi nii ñi ma xam dëgg buñ ma gisee tey maam benn succès bu yam bii nii dañ ma naan tu le mérites parce que ñoom xam nañu ma ñi ma xamul nag peut-être duñ comprendre mais ñi ma xam dëgg fekkee sama carrière depuis 2004 ku ci mel ni grand Gora Thiam ak Taf Campbell ñooñu xam nañu ne li ma am nii akas néew mérité naa ko parce que fekkee nañu lépp ak sama grand frère bien évidemment muy Mamadou Ba moom daan na ma tëj ci néeg di ma waxee affaire na ma defal lii waxee ko nii defee ko nii moom tey bu ma xoolee tey bu demee fe ñu naan ko sa rakk ji nangam day ree rek daf leen di wax ne kii de li mu daj ci tarbi bu mu tarbi liiwam bi dama ko daan sax yëram parce que daraan toog suba ba ngoon du génn néegam tëju teg musique am nekk ci li mu nekk jël kayam di bind su ma ñëwee toog ak moom wax ko yenn affaires yi mu bind téye di këru bu daan def émission day këru li mu war a wax pour dem émission léegi laay def émission naturellement ñëw rek wax li ma bëgg parce que tarbiyoo naa ko avant moo tax mu nekk ci man ba su may wax tey ju bëri daf may yomb su ma koy wax boo ma yeewoon 4 heures du matin sànni ma micro ne ma cérémonie nangam nga war a présenter xam naa li ma war a wax pour bokk ci cérémonie bi donc loolu tarbiyu la moment yi nga xamante ne métti na bëri na moment yi métti bokk na ci li ma koy wax tout le temps dama koy répété mooy ni ma jógee wal fajri parce que ki ma fa dugaloon du noonu la buggee woon ma jógee fa parce que bi ma fay bàyyi dafa lu ma waxoon ay kàddu yu ma dénkoon wax ma ay kàddu ne ma fii yaa ma fii nekkal maa ngi dem waaye yaa ngi fi parce que man maa yow yaay man donc toogal ma fii nii ba su ma la soxlaa dinaa la jël voilà mais après ni ma fa jógee voilà ay détails yu bëree bëri jarutul may ñëw parce que wax naa ko waxati ko donc ñëpp xam nañu ku seetaan émission bi di nga xam lan moo tax ma jógee wal fa ak ni ma fa jógee aussi donc du ko jar moo tax vraiment ma wax na rek sant yàlla la quoi franchement. sant yàlla la dañuy jóge ci li nga xamante ni moom moo di tristesse yeeg yooyu noonu ñu ñëw ci mbégte mi tey nga yore benn émission boo xamante ni nii daanaka partout dans le monde dañ koy seetaan émission guddi gi dañ koy seetaan ak succès bi nga xamante ni am nañ ko début bi yaa ngi ci nekkoon mu xawoon a métti trop amul woon yenn succès yi et tout ça tey mu am yenn succès yi tey noo koy dundee. waaw émission bi alhamdulilah man damay wax ne sax des na lu bëree bëri parce que ba léegi dama jàpp ne ñun bu ñu ñëwee télé bi dama koy wax tout le temps ñun defuñu émission amul thème amul lii dañu war a waxtaan dañuy ñëw rek dugg ci émission bi
naturellement lañ koy waxtaanee luñ ci fekk aussi ñu jël critique bu ñëwee ñu jël bu ñu amee aussi ay nit ñu wax ne baax na ñu jël parce que bi ma koy démarrer quand même dama waxoon waa télé bi rawatina Jupiter ak Mansour man leen bàyyi leen ba nit ñëpp wàcc bu ñu ñibbee man après ngeen jox ma heure yi ci des ma defal lu ma neex carte blanche laa soxla maanaam heure bi maa ko moom lu ma fa yëg laa fay def ñu ne ma demal début bi metti woon na parce que déjà nit ñi comprendre ñu woon xëy na ni ñu doon démarrer concept émission bi di jot ay critiques yu bëri ak ay saaga dañ la doon saaga ci internet bi di saaga ci YouTube da ngay def en live nii parce que man su may def live damay seetaanaale YouTube bi da ngay gis message yi ni ñëw ay saaga appréciation émission bi neex na waaye émission bi baaxul kenn xamul li ngeen di def kii lu muy def ci émission bi kii du fii du place am mbay nii mbay ne may lire ci Facebook bi su ma paree dama xoolaat commentaire yi parce que li ma wax tout le temps rek dooy commentaire man fi ma jaar yëpp dooy commentaire moo may déstabiliser parce que dafa ci lu ma focus ci sama carrière ni fii laa bëgg dem donc ay commentaire moom damay lire commentaire yi ñu may envoyé yëpp maa ngi koy lire maa ngi koy xool li may wax tout le temps li ci positif dama koy jël li ci négatif ma pousse parce que commentaire nit ki mën na la commentaire saaga la wax la li mu lay wax mais damay xool ci saaga yooyu noonu ci biir wax bi am na lu fa positif lu tuuti ma jël loolu saaga bi ma jël ko teg ko ne continuer bu doon ay commentaire xëy na moo tax may bàyyi duma di fekk découragé naa mais su ma xoolee commentaire ma jël li ma ci amal njëriñ ma jël ko li ci des ma passe mais début bi nit ñu comprendre maa ngi koy mbay benn ji ma ne ko mbay yaa ngi fàttaliku première semaine yi deuxième semaine ba troisième semaine ma ne ko yaa ngi doon xool commentaire mu ne waaye man kay dama doon tiit sax dañ ñuy saaga rek ma ne ko léegi yan commentaire ngay gis mu ne may appréciation mu ne benn da ngay xool sur 100 commentaires benn moo ci négatif te bi ci négatif benn ruube man la buy toog këram am envie dugg wax lu ko neex après voilà léegi yow boo ci réagiré da nga koy bàyyi ci émission mu gën a continuer di wax mais boo ko offee continuer day toog te damay faral di wax ñi lay critiquer ñooy toog di seetaan ba émission bi jeex donc bëgg nañu émission bi mais dafa am ñoo xamante dama àdduna ñett la daa am koo xamante ne bu xëyee day mer daa am koo xam bu xëyee dafay kontaan daa am koo xam bu xëyee dafay xool nu muy defaree àddunaam ñett yi ñoo fi am donc kii mer da nga koy boole ci ñooñ di commenter parce que ñoom yow télé bi intéressé wu leen animateur bi intéressé wu leen émission bi intéressé dañuy dugg juste pour wax li ñuy wax après pare nañ ci dem nañ seen yoon ki nga xam ne dafay kontaan nag moom dafay kontaan parce que émission bi neex na ko dafay dugg di commenter di apprécier ki nga xamante ne neexu ko wala boog xëy na dafa nekk ci yeneen affaire am moom que mu seetaan que mu ñàkk seetaan moom il s'en fout voilà moom dérangé woo ko quoi bokkaloo ci programme am mais ki nga xamante ne moom dafay mer wala ki nga xamante ne dafay kontaan ñooñu ngay sóoraale da ngay fexe ñooñu chaque fois ñu ñëwaat man ki may saaga tey suba mooy ñëwaat mooy njëkk a seetaanaat mooy njëkk a duggaat ci YouTube bi di commenter donc kooku bëgg na émission bi da nga koy bàyyi mu seetaan te jaru nga koy bloqué wala nga koy zappé dañuy dem après dañuy nekk sa xarit sax boo seetloo am na ci koo xamante ne loolu la ma jàppee ba tey mu ne ma ak li ma la waxal yëpp mais tout le temps booy nuyoo da nga may nuyuwaale ci YouTube bi man parce que maa bëgg nga toog seetaan émission bi bëgguma nga bàyyi ma ne ko yow plus nga ci ñiy seetaan bu fekkoon moom boo ma saagaa ma ignoré la wala ma tontu la en direct gis naa ñu koy def ay animateur nekk télé bi nit bindal benn mbay nag ngeen di gérer mbay canaliser ko ak ay waxam ak ay defam mbay staru émission bi bu ñu koy wax tey mbay la man dama ne moom mooy staru émission bi bu fekkee émission bi am na star boobu moom mooy star bi parce que bi may doog a def émission dama ko woo émission bi togg naa ko ay at yoo xamante mu ngi nekk sama bopp bi rek waxuma ko dama doon télé bu am chance falaa koy njëkk a defee njëkkoon naa ko proposé benn télé comprendre ñu bi ma jógee télé boobu noonu ma toogaat toog ci rek parce que dama noon dinaa def loo xamante ne mosuñu ko gis ci télé donte des fois da nga ñu naan dañoo toppandoo parce que télé émission boo fi gis ci télé tey dañ naan dañoo laal ci émission jàmbur be dañoo toppandoo émission bële mais guddi gi c'est la seule émission booy seetaan ne ñi dañoo indi originalité am na ku nekk wala sama benn xarit monteur la dafa dajeeg man fan yi la passé réalisateur la mu ne man du may seetaan télé Sénégal man sama télé laay seetaan te li ma ci seetaan sax bëriwul parce que je suis tout le temps ci film yi ci internet beeg yooyu mu ne mais yow sa émission guddi gi mu ne dama doon zappé yam ci ma toog seetaan man xaaral ma xool ñii lu ñuy def ma ne bi ma xoolee mais dama ne pour la première fois nee na ma zappé ci télé Sénégal gis lu original lay nii xool xam ne kii copié wul ci benn émission bu nekk télé émission am lay def moom naturellement ni mu ko sentiree mu ne ma surtout mbay loolu ma njëkk mu ne ma surtout mbay mu ne ma c'est le style de mbay man moo ma njëkk a marqué ci émission ba dama ne kii comédien la woon fi mu nekkoon mais fii dañu ko def journaliste parce que mu ngi posé question mu ngi relancé mu ngi déglu mu ne donc kon kii ki ko jël indi ko fii am na lu mu ko yokkal
mu ne ma loolu bokk na ci li ma gën a neex moo tax ma ne tey Mbaye bi ñu doog a démarrer émission bi ba na ko man damay présenté mais émission bi yow lay nekk ak ñeneen ñi toog ci plateau bi foo ma sentiree dugal question dugalal sa question dama lay déglu foo ko sentir boo ma ne Yves nangam damay noppi déglu la boo dugalee sa question bu dee ni nga ko posé baaxul damay reformuler waat question bi posé la ko pour ko comprendre ne Mbaye lii la bëgg a posé et après voilà début bi noonu la demee jàll na nit ñi na ñu bëri comprendre nañ ko ñu bëri comprendre te dama ne ko Mbaye bés bu ñu la comprendre mooy amatoo place ci émission bi bëgguma ñu comprendre la boo toogee defal émission ba pare bul baalu bul wax lenn bul commenter yow sa rôle yaa ngi ci xam nga li la tax a jóg ñii seetaan buñ ko xamee mooy amatoo sa li ngay def amatul sens ci émission bi parce que Sénégalais suspense la bëgg mais bés bu demee ba comprendre sa émission bi fii lay commencé fii lay jeexee mooy boobu ñu tëj suñu émission bi tëj télé bi parce que dootul dem donc Mbaye pour canaliser ko dama ko bàyyi mu libre ci émission bi dama ne ko naa la defal loo xam ne mosoo ko am télé mooy ma bàyyi la nga libre defal lu la nekk ci émission bi mais boo débordé man dinaa ko gérer. ngeen jeeg saay Mbaye ak débordement yi muy def yooyu noonu mu offensé benn invité. ñi fay ñëw ñu xam ne lan moo leen ciy fekk parce que ñu bëri bu ñu ñëwee fekk ñu fa Mbaye lañ may njëkk a laaj ñooñu noonu di wax noonu dañu des fois est-ce que duñu offensé nit bu ñu ñëwee ci émission bu ñu gisee ma démarré te gisuñu Mbaye dañu ma naan waa na Mbaye donc ñooñu xam nañ ne Mbaye xorom la ci émission bi te ñoom dañ ko fay bëgg fekk ñoom pour parce que loolu moo leen ci neex ñoom loolu moo leen neex ci émission bi mooy Mbaye di wax ñu koy tontu loolu moo leen ci neex donc jàpp naa ne ñoom comprendre nañu que voilà Mbaye rôle am li lay def ci émission bi te da ngay seetlu bu ñu paree après ñooy àndaat ñun ñëpp waxtaan ci oto bi reetaan kaf ba ci bu ñu mujjee def ak rangu ñu ñoo ko indi këram xaritu Mbaye la bi ñu paree man ak Mbaye ñoo ko déposé ak këram te dañu tàggatoo rek oto bi ñu ngi déglu musique di foo rangu xam na ne Mbaye rôle am la doon def comme rangu aussi ni ko nit ñi waree comprendre ne bi mu ñëw télé bi aussi elle s'est venue pour se défendre donc loolu la mais amul problème des fois nag nit ñi ci biti moom ku nekk sa gis-gis nit mënoo ko wax ne ko nii nga war a gisee par force man am na ñoo xamante ne seen gis-gis ci man ci émission bi lii la dama leen koy nangul am ñoo xamante ne lee la dama leen koy nangul ku nekk ni ngay gisee ci sa xalaatu bopp ak sa gis-gis quoi.